yàlla moo bind nit façon boo xam ne lu mu xës ba yor xeeb na ko leneen lay yóotu loo ko defal mu gis ne am na lu gën loolu loo ko mën a defal loolu dafa bokk ci nit te loolu mooy tax société di avancer moo tax toujours bu fekkente ne am na kàddu bu nu yëkkati jëmee ko ci wax yu mel noonu man toujours dama leen di delloowaat ginnaaw ne leen est-ce que avant 2012 lii ngeen di dund nii amoon ngeen ko wala amu leen ko woon pour delloowaat seen xel parce que tey président Macky Sall moom jàpp na ni diaspora dañoo bokk ci réew mi mu boole leen ci bu demee ci dëkk président invité ko wala mu doon visite boo xam ci coobare boppam la li muy njëkk a def mooy dajale sénégalais ya nekk ca dëkk ba andil leen message yu Sénégal waxtaan ak ñoom delloo ci seen xel noter seeni problème woo ñu jox ñu ay ndigal pour ñu régler ko kon kiy def loolu boo jàkkaarloo ak moom ne ko boole woo ma wala yëgoo ma xëj na peut-être sa xol ngay waxee rek waaye waxoo li am ci jëf ji gisoon nañu ne li ëpp ci ñoom dañ doon am problème mu passeport parce que dañ waroon a jóge Italie wala nga jóge Abidjan wala nga jóge Guinée ñëw ministère de l'intérieur defarlu sa passeport delluwaat mu ne coono boobu daf leen koy teggil dëkk yi nga xamante ne tey lu mel ni Abidjan mu def fa benn centre de production de passeport boo xamante ne mun na liggéey téeméeri passeport bés bu yàlla sàkk ñu fexe ba centre bi nekk Abidjan ñu am valise boo xam day déplacé wu dem di enrôler ñëw biir Abidjan defar passeport yi après livrer ko Paris da koy def Madrid da koy def New York da koy def Jeddah da koy def lu tollook juróom-ñett centre yu mel noonu pour wan leen la problème mu passeport problème la woon mais fexe na ba saafara boobu moo ci am li coo ëpp ci seen i jafe-jafe aussi bokkoon ci damaa bëgg a ñibbi si Sénégal waaye awma kàttan bu ma ñibbisee wala su ma ñibbisee awma lu ma fi mun a téye sama bopp yor ci sama njaboot mu ne fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur mu ngi tolloon ci 340 millions bi muy falu mu yóbbu ko tey ci 3 milliards 340 millions yooyu daanaka at bi ba mu doon jeex bu tàmbale woon bay jeex lu tollook fanweeri sénégalais rek lañ ci doon financé ci at bi mu ko yóbboo ci 3 milliards mun nañoo financé ci at bi lu tollook 150 wala 200 sénégalais ci at bi kon boo jëlee ci 30 sénégalais avant 2012 yoo doon jox financement bu fekkee dañoo bëgg a ñibbisi nga yóbbu ko ci 150 wala 200 sénégalais at bu jot loolu aussi jéego bu am solo la. beneen problème boo xam ne daan nañ ko ci identifier koo xam ne yàlla dafa def sa bakkan des gi bitim réew muy lu ñu ku ñu boom wala koo xam ne yàlla rek moo antu waxtu wa jot mu jël sa bakkan famille am jafe-jafe pour rapatrier corps bi naam état vocation yam du muy rapatrier ay corps amul benn dëkk bu koy def ci àdduna mu ne kon malgré loolu moom day dina def benn jéego ci loolu kuréel bi nga xam ne moo fi nekkoon 2012 doon toppatoo mbir yooyu kuréel googu mu ngi amoon 40 millions budget at bu jot moom mu yóbbu budget wu kuréel googu 540 millions diggante bi mu fi nekk ak léegi pour que Sénégalais bu am jafe-jafe ñu tibb ci kees googu mun laa taxawu bu dee dañ la war a jëlal avocat bu dee dañoo am problème mu billet d'avion wala bu dee da nga sa bakkan dafa des kon loolu aussi jéego bu am solo la ci mbirum Sénégalais de l'extérieur am na nag ay yeneen mbir yu ci nekk ay accord entre pays te accord entre pays yooyu bi nga xamante ne moom lay ëpp liñ ciy coow mooy accord de réadmission accord de réadmission nag mooy accord boo xam ne dañu naan yow mii day da ngaa nekk en situation irrégulière amoo këyit kon bu fi toog na Sénégal bind këyit buy wane ne yow waroo fee toog ñu delloo la Sénégal Macky Sall mu ne du signé loolu li tax du ko signé mooy pays yi nga xamante ne foofu la Sénégalais yi nekk en situation irrégulière te yàgg fa te di fa liggéey di suturlu nga leen dëkk ba régulariser ci kaw loolu mu ne su boobaa moom dina fexe ba benn jeune dootul jël gaal wala ngay jaar ci désert bi pour ne da ngay voyager mu jox ñu instruction ba ñu ubbi ay baos
bureau d'accueil d'orientation et de suivi ci gox-goxaan yi pour que bawas yooyu di informer di sensibiliser parce que booy tukki wàccañ ko xam bu baax fa nga jëm moo gën tukki boo xam dafa dem ci aventure. kon yooyu yëpp ay changement yu am la yoo xam ne président de la République moo ko andi ci mbirum gouvernance migratoire moo tax sànq ci nasaraan ma ne tey dañoo jóge ci gestion dem ci gouvernance parce que gestion mooy lu dal sa kaw rek ngay wuti solution gouvernance nag da ngay anticiper ci problème yi ba dara du la bett moom ci taxawaay boobu la taxaw pour que bépp sénégalais bu am jafe-jafe mu mën koo saafara affaire u carte d'identité yi changement moo ci am parce que carte biométrique CEDEAO dafa am benn côté boo xam passeport carte d'identité la beneen côté bi carte électeur mënatuñoo defar carte d'identité que lu dul ci révision des listes électorales révision ordinaire wala révision extraordinaire comme dañoo génn ci révision parce que dañuy dëgmal élection présidentielle ñooñu di laaj seen carte d'identité mooy ñi nga xamante ne révision bi dañ leen a enrôlé woon ñu andi ko fii ministère de l'intérieur defaral leen ko war leen ko yónnee xaar ba yéex ba ñu commencé xaddi moo tax ñuy laaj seen passeport mais ñoom ñëpp tey waxtu yi may wax ak yow poste yi nga xamante ne maanaam consulat yeeg ambassade yi nga xamante ne yëpp enrôlé woon nañ fa ay sénégalais inscrits woon nañ fa ci liste électorale seen i passeport seen i carte d'identité dem na ñu ngi koy commencé distribuer donc loolu nekkatul loo xamante ne mun nañ koo kaas BAOS bi ni nga ko waxee la amee d'abord pour créer BAOS bi dañ koo xalaat bu baax pour jox ko doole dañ ciy xalaat bu baax njariñ bi mu mën a andi dañ koo xalaat bu baax teg ko ci ay problèmes yoo xamante ne bu fa demee problème yooyu lay saafara wax naa ko ci nasaraan président dafa créer ay pôle territoire yoo xamante ni leen tax a jóg mooy potentialité wu gox-goxaan yi pour que képp koo xam ne tey sa xam-xam màcc na jëm ci benn wàll ñu orienté la foofu ñi nga xamante ne seen xel dafa jëm ci mbirum agriculture bassin arachidier bi mu ubbi fa université boo xam dafay saytu loolu accompagner acteurs ya fa nekk pour que lépp loo xam ne ci wàllu gàncax lay doon université bi daf koy saytu di leen ci accompagner BAOS bi day ñëw moom it andi wàllam ci loolu kon bi may wax gouvernance migratoire dafa renvoyer également ci loolu parce que doo jël rek sénégalais de l'extérieur ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur nga ne leen yéen kese yéen a war a toppatoo mbir bi déedéet kon solution du am ministère de l'agriculture dañ ci am wàll ministère de l'élevage dañ ci am wàll ministère de la jeunesse de la formation professionnelle dañ ci am wàll ministère de l'éducation nationale dañ ci am wàll ñoom ñëpp nag ñooy daje ci gox-goxaan yi pour ut ay solution durable pour que jeune bi dootul xelam dootul nekkati ci dem mais parallèlement muy waxtaan ak ay naataangoom président pour xamal leen ne leen fexe leen ba yombal visa yi pour que jeunes yi seen xel dootul nekkati ci immigration irrégulière te loolu ay accord moo koy def tey suñu diggante ak France am na lu ñuy wax accord de la gestion des flux migratoires day yombal délivrance visa yi ba nga xam ne képp koo xamante ne amoon nga ci jafe-jafe su oyofee xëy na peut-être sa xel dootul nekkati ngay jël beneen pexe bu dul nga dem déposer visa en bonne et due forme am na nag lu ci des mais toujours ay pexe jéem na ko ci ba muy am ay avancées. waaw parce que ñoom dañ sooy waxtaan ak ñoom foofu soo fa tukkee dañ naan la du yombal visa yi mais éviter sax ñuy wut xalaat visa bay dem. loolu bokk na ci loolu bokk na ci solution yi. deuxièmement. et puis ñu ne surtout encore que sooy waxtaan ak ñoom dañ naan la ñoom le retour au pays comme nañ ko expliqué léegi quoi muy initiative bu rafet sooy waxtaan dañ naan la ñoom seen militant rek la ñuy finance la ñuy jox. xam nga sénégalais mooy ki nga xamante ne bu ko yàlla bettoon ne ko loo bëgg mu ne ko may ma réfléchir parce que toujours jàpp na ne ki jàkkaarloog moom moo ko gën a muus loolu nag frein la ci dëkk ni mu nekkee frein ci dëkk mooy wax ji day bari te jëf ji day néew waaye sama kàddu ni poto amul financement bu ñuy financer di ko teg ci APR wala PDS wala militant amul sénégalais bi déposé projet dañuy étudier sa projet su projet bi baaxee ñu ne la sa projet baax na danañ ko yóbbu ca comité ba te comité ba du Sori Kabaay Dogal du Sidiki du Macky Sall ay experts ñooy toog ñu teg projet yi ñu ne enveloppe financière bi
600 millions la wala 500 millions la ku nekk da nga war a am 5 millions financement ñu ne kon nañ ko nañ fexe ba projet yi ñu fi teg nii ñu gën a mérito ñu jox leen ku nekk 5 millions foofu amul benn possibilité xam ku bokk APR ak ku bokkul APR loolu benn point la. beneen point bi président finance def li ñuy wax financement des femmes de la diaspora mu nekk réflexion bu pointu gis-gis bu doy waar parce que diggante 2009 ak 2010 bi ñu amee benn crise ci pays d'accueil yi maanaam Occident crise boo xam ne mu ngi commencé woon États-Unis sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci dëkk yooyu xaalis bi ñu dencoon seen réew la leen seen mbokk yónneewaat pour ñu mën a dund ci réew ma jigéen ñi ñoo ci gënoon sonn parce que li tax ñu gën cee sonn mooy ñoom ñoo yoroon restaurant yi ñoo yoroon salon de coiffure yi ñoo yoroon commerce yi nga xamante ne foofu la sénégalais yi di approvisionné wu bu ñu bëggee jënd yenn produits yi ñoo ci gënoon sonn mu gis ko 2010 2012 yàlla fal ko mu créer financement des femmes de la diaspora pour la première fois pays bu néew doole di jël ay financement di ko jox ay jigéen ñoo xam ne dañuy daan seen doole ca dëkk yañ ne te seen doole mayu leen ko mënuñoo dem ca banque ya leb fa mu ne kon xaaral ñu roof ko loxo te boo roofee loxo jigéen roof nga loxo jëkkëram roof nga loxo famille bi roof nga loxo réew mi kon ginnaaw loolu ku taxaw ne la waaw dafa financé APR wala dafa financé nangam wala dafa financé nangam wax la bëgg rek mais wax jooju man du ma ci sori li tax du ma ci sori mooy techniquement projet bi foofu lay jaar pour ñu mën a xam kan la ñuy financé koo xamante ne nag déposé nga financé wuñu la nga jàpp ne da ngaa bokk ci beneen parti moo tax financé wu la loolu sa affaire bopp la mais boo ñëwee ñu woon la ay kayit yu wóor yu wane ne du affaire politique